anti-casseur 92 ba 100 dara du fi xew lu may jàmm ñu def ko. deuxième bi keroog bi Ablaye Wade di ñëw ñu naan bu mu ñëw bu ñëwee dëkk bi day tas ñëw naa ci plateau ba man ak yow Ousmane ma ne leen bu ñu provoqué wul nit ñi danañ ñëw ba ñibbi te dara du xew keroog nit ñi ñëw nañu diggi guddi ci ab parti d'opposition leader am di ñëw nit ñi dem nañ ba minuit 1 heure ñëpp ñibbi dara xew fa lu mel noonu nag war naa mën a xew fu nekk ci dëkk bi ci université de Dakar et ailleurs bu fekkoon police boobu comme ni ko SAES waxee syndicat bi dañ ko fay dindi xam ne foofa du place am su ko defee xam ne étudiants yi comme société bu nekk comme ni ñu nekk dañuy am lu leen naqadi waxtu wu ñu amee lu ñu naqadi nag dinañ génne benn signal buy wane ne am nañ lu leen naqadi day manifester ay nit ñu jàng lañ ay nit ñu civilisé lañ ay nit ñoo xam ne war nañoo nekk modèle bu boobaa buñ génnee danañ manifester ba ñëpp xam ne ñii am na lu leen naqadi dañ ko tàllal dañ ko génne ni ñu ko war a génnee waaye bu ci alkaati raxul bu ci provocation raxul damay waxaat baatu provocation bu boobaa yii xew di ci xew su ma ko prouvé wutoon nag defuma ko le 19 mars àddina bi yëpp gis ko te ñëpp dañu ne woon c'est pas possible fi nit ñi toll ci naqar ak fi nit ñi toll ci ay problème ku leen dajale rek dana am ay xew yow Ousmane nga fekk ko mu wax ko keroog bi Ablaye Wade di ñib si ñu toog man ak yow ci antenne bi ba 1 heure du matin ñu prouvé ko loolu laay waxaat tey ci université étudiants yi ay sénégalais lañ yoo xam ne Sénégal daf leen a intéressé jóguñ pour yàq duñ sàcc duñ reykati nit police nag mën na la tiital ci dëddeem boo ñëwee miin a goo ko ñu la policier yaa ngoog waaye boo demee ba miin ko yéen a bokk fu ngeen sangoo mi ngi génn ak ñëw mi ngi ataaya la nga nekkee yëpp yow ak moom a koy bokk di def la nit bi toj na bu boobaa nag fu mu génnee nga génn fu mu la utsee nga utsi ko ay xale ñooy jàkkaarloo te bu boobaa tension rek moo fay mun di nekk dafa am loo xam ne am na fa mun a nekk police nombre am bëriwul doole jart jaay yëpp nag problème mu jaay doole monsieur Guèye wax na ko nee na réew mi tey problème yi bëri na nawet baa ngi fi mais réew mi tey consensus national la soxlawul di tiital nit ñi soxlawul di génne ay police soxlawul di jaay ni état force reste à la loi ak yeneen slogan moom mooy le seul détenteur de la force c'est l'état yooyu dañ koy wax ci un peuple discipliné mais un peuple mûr bu def démocratie ba pare defaat alternance di voter correctement ce peuple dañuy waxanteeg moom en tant que peuple mûr et les étudiants en font partie su ko defee nag seen problème tey ci bourse ak kuñ fay te waruñ laa fay ak inscription amu ko problème yooyu amul fenn ci société bi fooy dem foo xam ne tey laajul réorganiser waat laajul ñu xoolaat ko puisque loolu ak nature humaine ñoo dem. allo waaye nag li koy mën a pacifier foofu laay jeexalee Ousmane. li koy mën a pacifier. mooy violence boobu ñuy jël alkaati yi ñuy jël loolu ñuy ut ci bët bu set ñeneen problème bi université de Dakar la nekkul ci beneen université yi déedéet problème bi mun na nekk ci école primaire bu nekk. problème bi mun na nekk ci quartier bu nekk mun na nekk ci manifestation bu nekk politique sociale économique ainsi de suite c'est-à-dire. le gaillardisme du policier moo war a jeex. léegi ci ñu xam ne un policier c'est un citoyen parmi tant d'autres. donc maa ngi jaaliwaat comme ni nga ko waxee. famille étudiant bi di ko jaaliwaat université te fa laa waroon a tàmbalee. maa ngi ànd ak li wuri wax ci hadis yeeg li mu indi yëpp ne shahid la di ko dëggal ne utkati xam-xam kenn la ci ñi nga xam ne waxtu wuy jee booram moom ak dayoo shahid la maa ngi dëggal laaj yooyu yëpp. di ko méttitlu di wax nag ne jaay doole dina jeex ci réew mi te ñu xam ne réew mi ñëpp ko bokk Ousmane. alors là parce que ci côté boobu laa doon wax parce que est-ce que bu fekkee teewaayu policiers yi aussi nekkul ne président moo am sécurité ñi manifester mais moo am aussi sécurité ñi nga xamante ne dañoo toog te deful dara mu war leen sàmm. mais sécurité dàquwantewul man li ma la wax gaillardisme laa la wax de policier loolu fi lañ ko fekkoon naka jekk. policier bi waxtu bu taxawee fa mu war a taxaw nee na la bu fekkee enceinte université dafa am nu mu bindoo ñu am luñ ko nangul syndicat bi nangu li ma lay wax
dàqul sécurité dàqul ordre dàqul droit dàqul leneen mais nag provocation laay bëgg a wax te ñooñu nga ma wax ñëw sécuriser c'est pas venir provoquer des gens te li ma lay wax boo demee ba ci biir loolu nga fay fekk léegi Yuri wax na ko nee na li njëkkoon a constaté dañu toog ba mu yàgg rek ay professeurs yuy jàngale mënatuñoo jàngale seen rongañ di wadd xam nga ne loolu la ko fa jur ba ñuy yuuxu naan ñun ay nit lañ loolu bokkut ak sécurité dara dañ naan ñun ay nit lañ ñu ngay da nga leen a sécuriser wala da nga ñëw pour terroriser leen c'est-à-dire il faut ñu def la différence entre les mots lan mooy sécuriser lan mooy terroriser lan mooy def nangam foofu nag suñ jëlee limite yooyu da nga xam kii sécurité fan lay mën a yem ak fan la mënta yem moo tax man baatu provocation laa la wax waxuma la ne bu sécurité am sécurité dina am waaye nag nañu teggi provocation bi ñuy provoquer nit ñi te fekk loolu ñuy def mooy marmite moo xam ne dem na ba fees nga teggi couvercle bi pour mu bañ a exploser loolu rek la li may wax mooy li ñu xam ci physique xam ko ci yëpp explosion bi laa wax ne war nañ ko mën a éviter ci waxtu wuñ nangoo ubbi couvercle li marmite bi man foofu laay waxee waaye waxuma ne sécurité warta am waxuma ne anarchie dafa war a am dama wax ne dañoo war a nangul nit ñi suñu amee lu leen naqari suñ toogee fukki weer fayeekuñ ñu war a génn wala ñetti weer wala ñeenti weer ñu war a génn ne fay leen ñi ci àll ba lañ jógee wala feneen lañ jógee am na lu ñu métti mun a manifester pour loolu mun a jàll ñu mun koo xam. liberté d'expression boobu nga xamante ne kon moom moo war a sax dàkk pour ñuy waxtaan di weccoo ba démocratie mën a dund. d'accord kon ñu ngi lay gërëm di la sant président directeur général Walfadjri Sidi Lamine Niass kon moom moo doon intervenir yaakaar naa am na lu mu relancé ci débat bi aju ci li nga xamante ni itam mooy wàllu sécurité foofu ca université parce que itam manifestation yi ñuy wax yaakaar naa dafa dal ci étudiants yi tey waaye am na ci ñu mu njëkkee yéen ñi yaakaar naa ci seen côté yéen jàngalekat yi aussi bari ngeen ay revendication ci wàllu recherche ci wàllu indemnité ci wàllu voyage yu ngeen daan am yooyu yëpp aussi amoon na ay jamono ngeen bugg ko fësal waaye am na lu leen daan jural ci ay jafe-jafe ci wàllu sécurité côté boobu aussi est-ce que dafa nekk ne tey université kon lii dafa nekk li feeñ mais li ci biir moo nëbbu te mu ëpp foofu. jërëjëf Ousmane laaj boobu laa doon xaar gis nga faatu sëñ Bassirou Faye day sulli lu bari li ma ci naqari rek yéen taskatu xabaar yi di ngeen ñu woo ñuy wax ci loolu rek yem ci te duñu sulli li war a sulleeku ndax ñu mën ko faj. sama naataango Babacar dañu nangu d'accord ci benn xam naa ne nañu nangu ñun ñëpp déggoo bi ñu bëggoon ci CNAES des naa am tey loolu moo andi lii bu ñu ko nangoo rek def nañ li ñu war a def ñoom xëy na waaye déggoo bi amuñu ko nañ ko nangu benn la nañu nangu ni du université Dakar rek mooy góom bi man université Gaston Berger laa jóge Saint-Louis waaw professeur Diouf li mu wax sànq xam nga lan la wax nee na am na ñu wàññi seen loxo pour ñu nangu li nguur gi bëggoon xam nga lii fu ñu ko séentu woon ñun fu ñu ragaloon Gaston Berger mu dal fa ndax bi ñuy xeex inscription yi bi ngeen fàttalikoo waa Gaston Berger si gënoon dëgër ñoo ne woon ñoom du ñu signé mukk bi ñuy signé xam nga lu leen signaloo dañ leen ne nguur gi day tëj université bi te yéen ñëf ngeen génn suba teel lañ fa daw di ñëw Dakar ne leen gendarme yaa leen si ut si dañuy tëj dëggal lu dëgg xaw ma mais loolu moo leen ñëwul signaloo moom mi fii gëstu dina ma wax kooku benn la beneen bi ma wax la lenn dinaa ko xool gis nga ndóol mu ngi ci biir étudiants yi man Gaston Berger laa wooree ci jàkk xale yi laa doon jullee fa laa doon naafila saram da doon daw xamul ko doon daw ren laa mos a gis bu ñu naafila imam bi jël addu imam bi étudiant la ne mi ngi sàkku ndimbal mi ngi yelwaan ngir ñaan ndax étudiants yu fi nekk amuñu loo xam ni moom la ñu ndogoo bu jéggi dafa fu mujj ragal di jullee ndax sama yaram da doon daw mosuma ko dégg lool yelwaan la ay étudiant ay taxi yi doon gaare ci bunt bi dañu mujjee ñoom ñoo ñu wax ñun enseignants yi seen étudiants yi léegi li ñu yelwaan dafa bari ndax étudiant bi mu andi tey dafa ne amul paas naa ko dimbali yóbbu ko muy sa ay mbokk mu reeri fa pour wax la rek ndóol mi ngi ci université étudiant nag bu dem ba egg foofu ñun suñu bopp man mësuma xëy te yorewuma dara ci sama poche te xam naa ni dinaa ko soxla bés bu ma xëyee di jàngali ren laa ko mës a def de naa def sama poche pour lan du pour sama biir moo pour am lu may sóoraale xam nga loolu metti na waaye li ko gën a metti mooy lenn li may wax ci oustaz Babacar ñàkk déggoo bi may sa xaw na ko junju sànq nee na ñun ñoo daa jël suñuy département
ñoo daa xayma lu ñu war a jël ndax am na lu redoubler lu des ne lii la ñu àttana saytu ren ci ay étudiants ndax ñu am résultat ndax bu ñu jëlee lu ëpp loolu du ñu mën a dem Gaston Berger moom la def ren ni mu ko doon defee département démocratie la dafa am lu ñuy wax conseil de département mooy xayma ne lu ñu àttan ren ci ay étudiants yu bees ñan ñoo war a jàll ñan ñoo war a des ñan ñu bees ñoo war a dugg ñu def ko nga yóbbu ko ci conseil yu faculté ñëpp ay teew donc démocratie ñu dem ba assemblée ñu tënk lépp ne université Gaston Berger lii la mën a jël ren amul benn kàddu bu waroo ñëpp à l'unanimité nii lii lañu mën a jël lii la ñu àttan ren ñu jébbal ko suñu nattangoo yu nekk ci nguur gi xam nga lu ñu def nañu déedéet li ngeen jël tuuti na ndax bachelier dañoo bari bachelier suñuy doom lañu dañoo bëgg ñu jàng waaye na ëpp jàng dañoo bëgg ñu réussir pas dugg université ak réussir du benn man xam naa ci dara te dinaa la ci wax lan la gis nga bi ko assemblée bi déggee dafa ne déedéet xanaa kay du suñu nguur suñu ministre bi mooy wax li fi lay jógee xam na lu fi nekk xam na lu ñu àttan lu ñu àttanul ñu bind ko ne ko déedéet monsieur le ministre boo ñu defee lii duñu mën a dox dañuy surchargé dañuy paralyser mu ne déedéet ren moom di ngeen jël loolu rek 3000 ñetti junni yu bees ñun xam nañu attanuñu ko genn wàll gi sax attanuñu ko ndax amul ay amphi amul ay jàngalekat yu doy tout simplement dañoo bëgg ñun képp ku am bac nga jàngi nga dugg ci daara yu kawe yi loolu ñu bëgg suñuy doom lañu suñuy rakk lañu mais li ñuy bëgg mooy bu ñu duggee nañu am ndam bu ñu lajj waaye mu forcé ñu ni mu defoon ak étudiants yi wañ seen loxo ba ñu bind droit d'inscription yi mu wañ loxo suñu recteur ndax ñoom ñoo ko nommé pas assemblée bi ba tey d'accord ñu xam nga démocratie bi ngoo assemblée de l'université parce que société bu am ay assemblée kii xam na ci dara mooy li ñuy wax autonomie société bu am ay assemblée wala mu am conseil d'administration même bu dee da nga ko yëlif da ngay jaar ci conseil d'administration bi nga dégg ko ñoom tuuti li ñuy wax consensus fa la ñu jaar yóbbu fa 3000 Gaston Berger masul toog pour ñu génn Dakar masul toog at te joxewul benn diplôme ren lii daa arrivé Dakar moo ñuy arrivé benn diplôme ba tey ba 31 juillet benn diplôme génnul Gaston Berger du licence du master du doctorat ndax programme bi jeexul examen yi defuñu ko mën naa wax loolu université Sénégal yëpp ren xam nga lu ñuy wax année blanche yooyu ay wax la rek comme ñoom ñoo koy décider mais tey ci dëggantaan ci année blanche lañu nekk ndax benn diplôme génnul ci université yi 31 juillet boo demee ba foofu amul benn étudiant buy génne diplôme bu defee examen ba xam ni ñu xayma ni war na am diplôme nga jox ko muy licence muy master système boobu baaxul loolu mooy lajj xam nga lu ñuy fi def année blanche ci wax yooyu wax la mais maa la wax ni tey amul benn université bu joxe diplôme doy na lajj tuddee ko nu mu la neexee waaye li ko andi mooy lan gis nga wax naa sànq xam-xam ak doyawam mais gis nga jàngalekat dafa am gëdd am sañ-sañ surtout jàngalekat université amul kenn ki xam ne luy université amul kenn loo bari doole ku ko mën a maaj loo loolu mooy université yi dañuy wax autonomie mooy gëddu université ormaam kenn war a ko xotti jàngalekat mooy féete ci kaw ñëpp et Senghor defoon na ko gis nga administration sénégalaise tey boo jëlee échelle dafa am hors échelle ñun ñoo féete ci kaw professeur université yi ay président cour suprême doo ci tegu ñu nekk ci kaw ñu bu dee suñu payoor demul fenn mais ñoo nekk ci kaw Senghor xamoon na gëdd bi donc borom xam-xam gëddam mooy surtout nag kuy jàngal université loolu ñu xam ci àddina bi yëpp mooy sañ-sañam mu ëpp sañ-sañu borom nguur surtout fi mu liggéey dogal fa ndogalam kenn du ko teggi indépendance am du muy ku am doole boo mënta am doole aada wala doole nguur mënoo wañ loxo mënoo ko maaj loo loolu mooy autonomie mooy ñiy dogal université mooy jàngalekat yi waaye li ñu xaw a lottuloo lu tax amuñu doole ñëpp seen kóolute moom la ñuy wax confiance des pairs chef département kóolute ay moroomam ñoo ko fay teg dañ ko fay faculté kóolute ay moroom ñoo la fay teg day tabb élection la waaye ba demee ba ci pànnawul université du say kóolute moroom lay nommé université kenn war ko nommé kóolute ay moroomam fu mu mënta dem kóolute ay moroomam rek moo ko mën a jox confiance mu dem waaye nguur ëpp doole bay tabb moo tax li mu jee am mu naqari ñun nit ñëpp patamee ay recteur ay jàngalekat lañu recteur mooy ñi gën a xarañ ci université ñoom la ñu fay recteur nga leen di patamee comme ay sous préfet kii yow laa fi laa la nommé yow kii appelé à d'autres fonctions c'est la première fois ñu gis ko kii nga jël ko fii yóbbu fii xam nga tey jël nga suñu recteur université Gaston Berger moo gën xarañ si suñu UFR science de la santé nga yóbbu ko fan Bambey ñàkk nañu professeur te bi ñuy ubbi UFR science de la santé moo fa njëkk a nekk moo doon kilifa gi
ñu yóbbu ko rectorat xawoon na ñàkk tuuti waaye mi ngi woon foofu yenn saa yi même bu jàngal